mu ni dinañ ko dooleel pour 3e mandat mais léegi li ñuy jéem a def mooy naturaliser président Ousmane Sonko ba bu waratee def benn mouvement du ko def comme li ñu gis démb moom daf ko avoué ni buñ ko bloqué dootul génnati parce que jeunesse bi dañ ko jox nopp te discours bi muy tenir du sax ñoom menacé bi mu leen ciy menacé mais discours bi dafa dugg ci boppu xale yi de trop te fu mu génn ful bi muy dégager Macky Sall amatul boobu cote ci biir Sénégal mu ni léegi nag première option bi ñu teg mooy ñu dindi ko ci élection yii ñu jëm mooy député yi bu boobu jàllul ñu jéem a fexe dàq élection yi yóbbu ko 2024 boole ko élection présidentielle sunu nattee ba xam ni Macky Sall mun na jàll ñu bàyyi mu dem sunu nattee feeg boobu xam nañ ni Macky Sall mënu dem ñu seet koo xamante ni ñoom tubaab bi ba tey mooy wax de ñu seet koo xamante ni Macky Sall moo koy tànn comme li amoon Côte d'Ivoire moom mu tànnal leen koo xam ni ñoom li ñu bëgg kooku mun na koo continuer ñu daal di jàppale kooku mu toog Sénégal ñoom nee na ci préparation boobu la ñu nekk te en plus mu ni loolu bi Macky Sall ñëwee France yoonam ba mujj bi lañu ko waxtaanee boobu nee na amoon na protocole de Rebeuss amoon na protocole de Conakry nee na bii nag protocole de Paris la tubaab bee ko wax dem leen ci chaîne kii bi di ngeen ko fekk Jotna TV di ngeen ko fa fekk mu ni ñoom ñoo décidé que ni bu manifestation amati foofu ba ñu xam ne élection yi day am wala du am bu fekkee nee na ndaw yi fippu nañu fippu erreur lay doon mais dinañu delloo président Ousmane Sonko liste bi mu bokk mais nee na loolu option bu ñu teg la kon loolu dafay dépendre ci askan bi ci waxam loolu lañ ciy jàngat mu ni lii nga xamante ni ñoom moom la ñu am Sénégal nee na ñoom du ñu bàyyi mukk mu jàll te Macky Sall moo leen koy defal wala ku mel ni Macky Sall moo leen koy defal parce que Ousmane Sonko arrangé wu leen parce que ñoom fu ñu dem nee na ñoom seen intérêt moo war a mun a ëpp parce que ñoom ñooy ñëw di financer kon ñoom mënuñu ñëw financer ba pare fekk la ñu financer liggéey ko ba pare dañuy séddoo ak yow wala nga ëppale leen si nee na ñoom loolu mënuñu koo nangu te mënul nekk loolu la wax te boo leen seetloo looloo tax ñu indi mbiru xeet parce que tubaab bi bu demee fenn bu jéem amul pexe ci xeet lay dugg soo leen gisee ñu yëkkati waxu Casamance bi te damay ñaan bu ci kenn dugg nag bu kenn dugg ci débat boobu parce que débat bu sensible la moom ak diine ñoo yem mook tarixa ñoo yem débat bu sensible la bu ci kenn dugg parce que suñ ci duggee ñoom danañu réussir période bi nit ñi nekk di xeex ñoom ñu ñëw ŋàcc li ñuy ŋàcc def nañ ko Mali parce que liñ leen di wax nii dafa am ay preuves yoo xam ne soo leen ko wëree di ngeen ko gis def nañ ko Côte d'Ivoire def nañ ko Afrique du Sud def nañ ko Guinée Alpha Condé keroog bi mu gañee di nga tubaab bi dañoo def lu tout jaar ci suuf armée bi fexe ba armée bi jiitu coup d'état fa Yaya Jammeh ba mu waxee ni moom mbiru góor jigéen ku ko fa wax danaa dagg sa lu bon dañoo jël jiital Macky Sall pour mu dem combattre kii nga xamante ni mooy Yaya Jammeh c'est des faits kenn du ko weddi li ñu doon tuumaal Yaya Jammeh yépp du dëgg mais nag boo bëggee rey sa xaj nee nañu comme ni ko tubaab bi di waxee boo bëggee rey sa xaj da nga koy jiim ni dafa ràmm comme Mali dàq na leen Macky Sall sotle leen ci loolu ni leen lu leen naqari woon Mali dina leen neex fii ci Sénégal te loolu leen fi bëgg moo fi am na ngeen ko bëggee laa leen koy defalee
ñu ni ko nag fi ñu toll ni kon 3e mandat da nga koy def quel que soit le prix da nga koy def ñu xool nu ñu naturaliser Ousmane Sonko waaye nag lu démb li aussi nañ ci sant sunu borom xam nga léeg-léeg dañuy wax naan gis nga sa noonu soo koy gasal bu kàmb buy xóot ñoom fi ñu toll ni ànduñu ak seen xel ànduñu ak seen xalaat parce que ba xamuñu li ñuy def kon kenn du ko wooteel te problème bi li ci nekk dafa bari am na benn vidéo bëggoon naa ko dugal mais bëgguma sonal yenn nit ñi si nga xamante ni vidéo yi da leen di poser problème mais na ngeen dem ngeen dugg Jotna TV ngeen xool entretien bi fa amoon démb ngeen déglu tubaab bi li mu wax ci français nag la ko wax dafa ni li nga xam ni amoon na mois de mars ñoom dañ cee jël njàngat boo xamante ni xam nañu ni Sénégal ñi ngi nekk di ko ñàkk ndax discours bi nga xam ni Ousmane Sonko mi ngi koy tenir menace la ci ñoom mu ni Ousmane Sonko contrôle liggéeyi ak tubaab bi mais ni mu ko bëgg a doxalee ñoom loolu arrangé wu leen parce que dafa leen wax ni moom bés bu jëlee nguur gi ci discours président Ousmane Sonko nee na ñoom liñ ci dégg mooy bés bu Ousmane Sonko jëlee nguur gi day mel ni 50-50 la ñoom dañuy ñëw investir bu ñu investiree Sénégal da ciy am li nga xamante ni mooy moitié intérêt yi ñoom ñu jël di moitié moom mu jël moitié wala lépp loo xamante ni ku jóge bitim réew ñëw nga liggéey foofu Sénégal moo ciy gën a gis boppam mu ni loolu ñoom arrangé wu leen nee na ñoom bi ñu toogee ba xool xam nañ ni Macky Sall moo leen arrangé nee na loolu moo indi problème mu 3e mandat bi te loolu moo indi aussi problème ñu dindi Ousmane Sonko ci liste bi mu nekk tubaab bi mooy wax de dem leen ngeen déglu ko mu ni léegi dañoo def benn protocole de Paris mooy keroog bi fi Macky Sall ñëwee léegi nee na dañoo première chose dañoo wax ni manifestation bële daf leen def alerte bu mu amati ñu wax loolu Macky Sall ba pare wax ko stratégère bu muy def mooy bu ñu nangooti Ousmane Sonko di dajale mbooloo benn mu ni ko ñaareel bi mooy Sarkozy mi nga xamante ni lu mel noonu la bari di dox Afrique nañ ko teg moom am na stratégère boo xamante ni mun na teg ay stratégie yoo xam ni bu fekkente ni Macky Sall boole nañ kook moom li nga xam ni war na ko war a def ci Sénégal ba ñoom tubaab yi la wax ñu mun a am li nga xamante ni moom la ñu bëgg moo doon ñoom seen intérêt ci biir loolu dinañu dooleel Macky Sall pour 3e mandat parce que ku gis démb li xew nga xam ni mbiru sunu borom la parce que ñun dañuy ñaan à chaque fois ni yàlla na yàlla sàmm président Ousmane Sonko loolu la ñuy ñaan no yàlla na ko sunu borom aar yàlla na ko sunu borom taxaw yàlla na ko sunu borom muccal ñun ñooy ñaan loolu de ku xëy sëgg sa jëb yi ci suuf di nga ñaanal loolu président Ousmane Sonko te yàlla defal nañ ko démb parce que ku xam président Ousmane Sonko ku xam ci moom lu tuuti démb bu police ak gendarmerie taxawul woon buntu këram ku koy tere yegg ci ca place ba gisuma ko da doon dem ba laal monument bi mais bu boobaa lan mooy xew foofu la nit ñi war a def seen xel lan moo doon xew su génnoon këram war a jubali foofu lan mooy xew lan mooy xew kon déjà ñoom làq nañu seen noon démb te xamuñu sax liñ ko defal dañoo yëkkati darajaam démb te dañoo woon àddina bi ni kii menace la déjà waxuma la pour Macky Sall mais menace la pour binational yi ñoom ñëpp nangul nañ ko démb que ni
kii moo doon Thomas Sankara, kii moom moo doon kii nga xamante ni mooy Nelson Mandela, kii moo doon Malcolm X. Afrique yëpp nangu nañ que ni li Macky Sall génnee ci armée démb kenn mësu koo gis te dafa ne woon manifestation du am mais manifestation am na lu pire démb. moo tax man oustaz bi ma ko dégloo mu naan lii ndam la mais wax na dëgg parce que gis nga booy xeex résistance wala ngay xeex indépendance wala ngay xeex démocratie dafa am un début mais xamoo fin bi dafa am fu muy commencer mais xamoo kañ lay jeex te lu nekk président Ousmane Sonko wax na ko démb lii commencement la rek te wax na dëgg parce que démocratie mun nga koo xeex fukki at. démocratie mun nga liberté mun nga koo xeex fukki at résistance mun nga koo def fukki at Nelson Mandela combien de temps la résister combien de temps la xeex apartheid kon man bu ma déggee ñenn ñi naan non démb lépp dañ ko waroon def mu jeex non du noonu xeex bi xel la xalaat te dafa laaj di réfléchir lu bari demee ci nànk ñi nekk ci terrain bi aussi di xeex duñu ay mbaam ay doomu aadama lañu ay doomu jàmbur lañu nañu waxante dëgg kon bu ñu toog naan non kii lii non li ñu def démb mënuñu woon def lu weesu loolu dafay door a commencer même ñi nga xam ni génnuñu sax bu leen kenn xarab parce que kenn xamut lan moo tax génnuñu parce que ku xool barkaati démb le 8 bi ñu wootee rassemblement doomu aadama yi ñëw da ngay foog ne ay jinne ñoo nekkoon ci place bi kon war na mun a doy que ni heure bu jotul kenn du ko julli te saaga yàkkamtee xeex la nguur nag booy xeex ak moom dafa am nooy demeek moom parce que démb li gënoon bon mooy nit ñi bañ a génn kenn bañ a génn ñëpp toog ni nemm looloo doon danger bi te man loolu laa doon tiit mais comme ñoom génn nañu won nañ leen ba 20 heures di jot wala ba 19 heures jot non macha allah au moins que Macky Sall am na lu mu comprendre démb que ni li mu uti woon yëpp ci arme nit ñi mu génnee ñëpp nit ñi faaleetuñ ko message boobu moo am solo gis nga démb li am solo mooy nit ñi won nañ Macky Sall ñun faale wuñ la ak sa armée bii looloo am solo boobu message moo am solo. te démb nit ñi booy won nañu message boo encore boo xam ni ñun pare nañu pour dee mais li nga bëgg ci Sénégal doo ko fi def looloo am solo mais du ful bu nit ñëpp génn déedéet mais li génn démb bu ko kenn xeeb de mais xool leen démb li xew Ziguinchor ñoom forcé nañu ba yegg nañu ci place bañ doon manifester te dañu leen interdit woon manifestation police bi ci boppam dafa mujj d'accord ànd ak ñoom. parce que gis nga peuple bu déterminé kenn mënu koo téye te ci biir police bi même Dakar am na policiers yoo xamante ni nanguwuñu woon jël moo tax ñu jël ay nervi filtrer leen ci biir police bi kon amati nañu lu ñu amaat ci kaw Macky Sall mais buñ ko xeeb gis nga kuy yor du sëqat man loolu la gëm te combat bi billahi lazib buñ ci demee xel dem ci dal ak l'intelligence wallahi liñ ci bëgg dañ koy am mais buñ fi bëggee parax yi na sotti tey na pare di suba non duñ ci am dara parce que dëkk boo gis mu gagné combat wam rek dafa am fu mu commencé ci suuf lañ koy commencé nànk ba saa ñu yegg au sommet président sommet jumb na leen ko dem nee na 18 mois xaw ma 17 mois moo ko fi dese kon nañ leen delloo xel yi ñu ñaanal suñu martyrs yi ñu ñaanal suñuy blessé ñu ñaanal ñi ci yàqule ñu ñaanal ñi nga xamante ni aussi ñëwoon nañu tayle seen bëccëg tayle seen bakkan jàmbaarloo ak gaa yi nañ leen aussi masawu waajur yi masawu aussi mbokk yi parce que gënalul kenn lii am yëpp Macky Sall moo ci woo doomu aadama yi mais kenn bëgg ko waaye nag ñaar dafa am xeex bi gënalul kenn mais ñàkk xeex bi aussi du ngëneel kon amuñu choix
te bu kenn toog naan sama yoon nekku si wala damay dem lijjanti sama journée wala damay def ni ku ko ci def billahi sa yoon dana ci nekk te du la neex. te gis ngeen tabaski bii dina doon exemple ci ñëpp waxuma la dund bi sax de ak li nit ñi di dund léegi mais ñu bari bis man ragal naa duñu tabaski Sénégal ren foofu lay tëjee nag waaw di wax ni nañu gën a góorgóorlu que le combat continue. tubaab yi ak Macky Sall ñooy seeni ennemi def leen loolu seen bopp Macky Sall ak tubaab yi ñoo ànd ñoom ñooy seeni ennemi tubaab yee ko ngemb léegi moom leer na nañ léegi dafa leer nañ que ni tubaab yi ñoo ko ngemb parce que dañoo bëgg jël seeni réew la ñoo seeni maam ñi doon xeex loolu lañ bëgg jël salfaañe ko ba pare indiwaat lu bees nooteel nag la amoon apartheid ñu ñëw sampal ñu ko bu dee nag dañ koy nangu ci ñun lay dépendre bu dee nanguwuñ ko nag dañuy taali seen bopp ñun ñëpp luñ ci am jël wasalaam